kon bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa dahina bi da'watihi ila yawmiddin. kon ginnaaw ba nu sant yàlla subhanahu wa ta'ala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ni yàlla subhanahu wa ta'ala moom moo waxoon ni man maak samay malayka ñu ngi julli ci moom, kon war na ci yéen ñi nga xamee ni yéenay way gëm yi ngeen julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon saa su ne rek dañuy julli ak sëlmal ci góor gi ngir yàlla subhanahu wa ta'ala yokk ay leeram waaye itam tas na ci ay barkeem, defal nu xéewal def ci àddina bi yëpp jàmm. di bàllaax ñëpp ak baalwaax ñëpp waaye di ziar sunu xalifa Seydina Baye Abdullahi ibnu Seydina Isa ruhullah ibnu imamallahi almahdi alayhi salatu wasalaam, di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool, may ko wér, def ko ci njabootam ak mbooleem communauté ahlullahi. fépp waay nekk rek ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu laay maxtaar. mu mel ni dañoo ñëwaat rek di apporter rek sunu contribution ak sunu xalaat rek amaana ci xew-xew yi nga xamante ni moom mooy xew ci jamono ji ci sunu réew di Sénégal. waaye nit yoo nga xamee ni dañ fi woote woo nubuwa, mu mel ni médiatiser nañu ko sax di ci wax ay mbir yoo nga xamante ni ba di jël ku toll ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di ko boole ca catégorie booba, mu mel ni que daal lii ay caaxaan la, maanaam ay caaxaankat lanu. ba da nga ciy dégg sax ay nit yoo nga xamante ni toujours ñu ngi wax ni lii sax du fi lu bees, ndax lu mel ni xewoon na ci laayeen yi. ñuy woote woon ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mu ñëwaat mooy Muhammad, Seydina Isa moom mu ñëwaat di Isa ibnu Maryam, kon lii daal vraiment du fi lu bees. ñu jël ko di ko ñàkkal fayda ak yu demee noonu. ba tax na gis nga waa ji ni wax xawma Xasan Mbàkke ruhullah ca Kolda, gis nga moom mi ngi woote woon ni ab yonent la. waaye lu jiitu ñu ci ñëw ñuy xamal nit ñi rek nii yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg dafay nattu jàmm ñi, te gis nga seytaane fépp fu dëgg nekk rek fa lay am soxla. ndax seytaane gis nga yàlla subhanahu wa taala jël na ki nga xamante ni mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam yónnee ko ci xeet wu ñuul, waaye gis nga faale wunu ko, lijjanti wunu ko, te pourtant la mu wax lépp di dëgg. boo ko méngalee ak li nga xamante ni mooy alquran ak sunna ak téere yi nga xamee ni ñoom ñoo jiitu woon, maanaam ci borom xam-xam yi liñ ci wax lépp da nga koy fekk mu daje ci moom, waaye gis nga faale wun ko wan nañ ko gannaaw, lijjanti wunu sax ay mbiram. waaw kon gis nga seytaane léeg-léeg mën na la nattoo ak yeneeni mbindaafoon yow nga xamee ni dañuy ñëw mel ni kuy woote woo ay nubuwa, bu ko defee da ngay jël sax ku toll ni góor googu di Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam boole ak ci loo booba, bu ko defee daal di jël rek def ci muus rek sànni, fekk nag yaa ngi sànni sa musiba te yëgoo ko. kon mu mel ni nit ñi rawatina Sénégal, rawatina borom xam-xami Sénégal, rawatina ñi nga xamee ni ñoo fi woote woo mbooloo, yor fi ak mbooloo, ñu lijjanti loolu, xool ko ràññee ko, bu ko defee mën a xàmmee la nga xamante ni moom mooy dëgg, waaye mën a xàmmee la nga xamante ni moom mooy ay neen. mu mel ni gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb dafa waxoon ni alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa urashidin almahdiyina min baadi. nee na yéen sama xeet war na ci yéen ngeen topp ci sama sunna, waaye ngeen topp ci sunna xulafaa urashidin, moom mooy xulafaa al arbaa. gis nga almahdiyina min baadi, ñoom ñi nga xamee ni ñoom ay mahdiyu leen ci sama ginnaaw. waaye gis nga ñooñu yëpp mën nga leen tuddee ay mahdiyu, ndax mahdiyu mooy koo nga xamante ni dafa jub tey jubalaate tey jubale. waaw mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ka nga xamante ni moom la waxoon ni dafay feeñ ca mujjug jamono, mu ngay feeñ ca saw bu cete ba, ala sahilil bahri fii jabalil mahrib, ca tund saw ba. kooka daf ko définir, toujours dañ koy wax ni daf ko définir par un article al. te bu nu fàtte tamit ni mahdiyu dafa bokk ci
201 noms yi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am waaw te ba mu koy wax daf ko définir par un article al léegi nag li nga xamante ni moom moo am solo moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi woote ku mel ni que waa ji ku bees ki ñuy wax ca Kolda moom sax ndeysaan wax na ni moom mooy Isa ruhullah lu tax parce que alquran moo ni fa innahu la ilmun li saati fala tamtaruna biha yonent yàlla Isa mandargam saa la kon bu leen ci werante waaye gis nga toujours comme wax nanu ni yonent yàlla Isa dafay ñëw ci axiru zaman gis nga mu mel ni genre xëccoo la bu ko defee ku nekk bëgg ko jël taf ko ci boppam mu mel ni que yow yaay Isa ma nga xamee ni yaa dellu si alors que am na ay critères yu téere yi teg Isa boobu nan lay mel ba ca njëkk rek moom mooy la mahdiyan ila Isa mahdi du ñëw te àndul ak Isa kon Isa it du ñëw te àndul ak mahdi kon kooku nga xamee ni moom la ñuy wax Xasan Mbàkke ruuxullah dañu koy laaj ana mahdiyum dañ koy laaj ana mahdi bi nga xamee ni moom moo ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Isa ruuxulaay boobu muy wax te yaakaar naa gis nga nee nañu sax indi na ab téere boo xamante ni ñu ngi koy tuddee jam-jam bataar foog naa dama yaakaar ni yonent Yàlla Isa démb téereem injil la woon waaw yàlla mu ngi ko joxoon injil ko defee mu si doon attewoo waaye gis nga li téere yi wax moom mooy yonent Yàlla Isa bis bu ñëwaatee ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yati bi shar'in jadidin dootu fi indi beneen charia bu bees walakin yaxkumu bi shar'iyati muhammadiya donc moom dafay attewoo ci charia ci téere bi nga xamante ni moom mooy téere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dafay ñëw rek topp ci ginnaawam moo tax ngay dégg la tazaalu taifatun min ummati min ahli al-arbi yuqatiluna ala al-haq jahirina ila yawm al-qiyam fa yaqulu gis nga amiruhumul mahdi taal salli bina fa yaqulu la ndax inna ba'dukum amiru ba'din ndax takrimatullahi ala hadhihi al-umma aw li hadhihi al-umma gis nga yonent Yàlla Isa li téere yi wax gis nga du deñ di xeex waa ahlul harbi waaw ba yonent Yàlla Isa wàcc ci seen biir waaye nag fekk seen njiit miñ ci seen biir muy imaamul mahdi daal di koy woo ni ko kaay nga jiite nu mu ne ko laa ndax inna ba'dukum amiru ba'din képp ku ne ci yéen rek ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam njiit la ci moroomam mën na jiite ku ne kon gis nga ndax loolu yàlla subhanahu wa taala takrimatullahi li hadhihi al umma yàlla moom moo cërale cër bi ñi nga xamante ni moom mooy xeetu sayduna muhammad kon gis nga indi fi beneen téere ni yaay Isa ibnu Maryam loolu dama yaakaar ni waroo na ak li nga xamante ni moom moo am mu mel ni nag loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko waxoon démb ndax inna allaha la yahbidu al ilma intizaan yantaziu an il hibat walakin yahbidu al ulama hatta ida lam yabqa aliman bu ko defee taxada naas ru'asaan juhalan fa su'ilu fa aftaw bi ayri ilmin dallu waa dallu bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ni yàlla day mujjug jamono du fi jëlee xam-xam noonu rek intizaan yantaziu an il hibat ñëw rek rocci ko définitivement ci nit ñi ñu ni ko nu muy def mu ne walakin yahbidul ulama dafay fat boroom xam-xam yi benn par benn hatta isa lam yabqa aliman ba dootul des ci kaw suuf benn boroom xam-xam bu ko defee taxasa naasu ru'asaan juhalan nit ñi dem jàppe ay njiit yoo nga xamee ni ay jaahil lañu xamuñu dara nee na fa su'ilu ñu leen di laaj fa aftaw ñu tontu bi xayri hilmin te luñ tegul ci xam-xam nee na ñooñu dallu danoo sànku waaye sànku ga sax yematul sa ñoom bu dallu dañuy sànkaati kon mu mel ni ñi nga xamante ni sànku nan tey sànkaate war nañ leen ràññee ci ñi nga xamante ni jub nañ tey jubalaate ndax yeneen bi waxoon na démb ni al islaamu bada ariban wa sa yaudu ariban kon fa tuuba lil waraba diine ji mi ngi tàmbale ci minorité te ci minorité lay delluwaat kon texe ñeel na ña nga xamante ni mooy minorité boobu waaw minorité bu ndaw booba loolu nag dana jëflante wala boog dana jamononteeg ay kuréel yu bari ku ci nekk di woote wu dëgg
waaye dëgg jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni loolu day benn dëgg lay doon boo xamante ni ñoom lu ndaw lay doon den ci ñëw ci kanam waaw kon li ma bëgg a wax foofu mooy minorité boobu lu mooy minorité bi nga xamante ni moo nekk ci dëgg ba pare tey jubal nit ñi ci dëgg kon dafay wuute ak yeneeni kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkul ci dëgg ba pare tey sànkaate comme ni ko xadis bi waxee ni dallu ñooñ danoo sànk waa dallu dañuy sànkaate donc kon mbir yi mi ngi noonu nit ki bu fekkente ni woote woon a yonent dañ koy teg les critères yonent nan lay mel ban muhjiza la def ndax indil nañu muhjiza bu jógee fa yàlla boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala moo koy appuyer jox ko waaw yonent yépp képp ku fi mas a ñëw yàlla jox na la muhjiza boo nga xamante ni moom ngay won sa communauté pour ñu gëm la yaakaar naa de Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bëri na ay muhjizaat la mu waxoon lépp gis nañu ko ba ci li nga xamante ni moo gën a fés lu kenn mënuta natable muy gis nga randal géej gi nga xamante ni def na ko te ba tey géej dootul weesu rëddëm woowu ndax moo ko waatoon wax ka ba ka mbokk yi dëkk ma lee ni ko ginnaaw ba yaa fi woote ab yonent géej gaa ngi nii di lekk suñu kër yi dafa ñëw rëdd fa ab rëddëm ba pare ni géej gi dootu fi weesu ba ilaa yawmi diin boobu ba léegi gis nañu géej fu ne mi ngi koy tas du gën a fi ci dëkk fii ci Sénégal ci ay armeel ba sulli sax néew ya toj na fi ay kër boo demee Ndar Saint-Louis toj na fi kër yu bari yaa ngi koy dégg toujours ci journaux yi ñu koy wax ba sax gis nga jàngkat yi doon nañ ko wax naan gis nga Afrique subsaharienne bi toujours mën na ni chaque année géej gi dafay avancer 1 mètre wala lu ko ëpp kon ñu jàpp ni fii ak 50 ans wala 70 ans sax mën na ravager Afrique bi nga xamante ni mooy Afrique subsaharienne bi mais léegi pourquoi mënul avancer fee nga xamante ni foofu la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam tëdd donc loolu pour man mu'jiza gënu kaa rëy donc ku fi woote woo yonent ci gàttal nañu la laaj yow lan nga fi indi lan nga jàngale ba pare wannu ay mu'jiza ñu gis yoo xamante ni bokkul ak karaama bokkul ak njibar loo xamante ni boo ko defee dinañ xam ne lii fa yàlla la jóge te dootu fi dañ mu mel ni nag pour ñëwaat pour def benn muxaarana la ci diggante gaa yooyu nga xamante ni ñu ngi ko bëgg misaale bëgg leen méngale ak ki nga xamante ni mooy Seydina alayhi salaatu wasalaam Baay alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee dafa ni man may sangub jamono huwa saahibu zaman ba mu ñëwee dafa ni wa saydu hada zaman yaati wa yuxaalifu l ulama sangub jamono dikk na te sangub jamono jooju waxoon nan fa muy teeri kañ lay ñëw fan lay teeri waxoon nañu ko gis nga moo tax Baay Ablaay Si la di ko wax waaw nan asal maarib dalilan fi baldatihi gis nga wajadtu najjan lahu lil masihayaat nee na fa gën a sori ca sawba nee na foofa lay feeñ nee na nag sax fekk naa fa benn tund mooy montagne de Ngor bi ngay gis fii mooy fi mu samp faar bi wajadtu najjan fekk naa fa benn tund waaw mu ne nag laa yujaawizu Dakar raakibuuna xattun sufnun la walayaat nee na kenn nag du romb Ndakaaru moo xam da nga war gaal wala nga war leneen lu dul gaal mënatoo ko jéggi ndax foofu la géej gi yam foofu la tànk yam foofooy saw bi gën a sore waaw moo xam da nga war leneen lu dul gaal it mënoo ko romb raakibuuna xattun sufnun la walayaat waaye nag nihayatul masi fi buldaani kullihimi nee na lahbullah hablullah fihi naziat nee na kon fii la tànk yam looloo taxoon nag Cap-Vert gis nga ñu dàkkanteloon ko tànk waaw bay lay ba mu ñëwee ca cet la feeñ tund baa ngi fii téere yi waxoon nañu ko ca tefesu géej ga lay feeñ bañ na ko ba mu génnee àdduna ñu ngi ko denc sa tefes ga léegi nag moom ba mu ñëwee lan la wax dafa ni woon man la Muhammad pour tontu gaa yi nga xamante ni ñu ngi naan sax dégg nañ fi sax koo xamante ni dafa ni ñu ngi woote woon ni ñoom sax dañoo dellu si waat Muhammad mu dellu si waat Isa mu dellu si ainsi de suite mais Muhammad dafa war a dellu si waat yàlla moo ko wax du suñuy wax bay lay bi mu ñëwee alayhi salaatu wasalaam dafa ni qad jaala llaahu ruuhu muhammadan fi jismi yàlla mujj ruu mu def ci man may ki nekkoon ca arab ya woo leen comme ni ko alquran waxe
nee na man la yàlla indiwaat ci axiru zaman ma woo leen te alquran moo ko wax. alquran moo ne huwa allazi baasa fil ummiyina rasulan minhum yàlla subhanahu wa taala moo yónni ca ñi nga xamante ni moom mooy les gens illettrés mooy leen yónni woon ab yonent yatlu alayhim ayat wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin mu leen di jàngal téere bi di leen jàngal sagesse di leen jàngal la sunna te fekk lu ko jiitu woon ñoom sax ñu ngi woon ci sànkute bu wér bu bér ndax woowoon nañ leen ci diine maam Ibrahima jaar na fa woo leen ci diine moom ak doomam ja Ismaïl waaye gis nga ñu jàppe loola ay caaxaan sosaat leneen ca ginnaawam ba yàlla yónni wat leen Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu defaraat leen waaye gis nga la ci yéeme mooy wa axarina minhum yonent bi yàlla subhanahu wa taala ni que am na ñeneen ñoo xamante ni la ma yalxahu bihim da nga war a dajeek ñoom yàlla subhanahu wa taala prédire yooyu bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko woo nga al ummiyuuna ñi nga xamante ni ñooy waa makkatal mukarram waaye da nga war a dajewaat ak ñeneen wa axarina minhum la ma yalxahu bihim gis nga ndax lan zalika fadlullah yuti man yasha lii ngëneelug yàlla la léegi pourquoi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a daje ak ñeneen moo tax gis nga saxaaba yi doon nañ ko laaj mais ñeneen ñooñu ñan la ca la jëloon loxoom bu tedd ba gis nga teg ko ci mbaggab Salman al Faris te képp ku ne ci ñun xam nga ni Salman perse la woon nit ku ñuul la woon mu joxoñ ko daal di ne law kaanatil iman hinda suraya la yanaaluhu rijalun wala rajulun min haulaai waaw nee na bu demoon ba ngëm nekk ca planète yi gën a sore nee na ku mel ni Salmanul Faris mi dana ko fa jële watte ci àddina waaw bu la demoon ba iman amatul ci kaw suuf nee na ku mel ni Salman dana ko jële foofu wàtte léegi pourquoi ñoom Abu Bakr toog Ousmane Aliyin te ay nit ñu weex Salman toog di nit ku ñuul mu joxoñ Salman jël loxoom tekk ci mbaggi Salman ni kii ku mel ni kii moom mooy dem jëli ko kon loolu mbir la moo xamante ni lu leer la te gis nga moom noonu la leen ko caxe mais xool ne alxuraan waxe ni ko wa axarina minhum lama yalxaxu bihim maanaam ñeneen ña nga xamante ni yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dajeegul ak ñoom ca axiru zaman mais démb mu nga woon ca mag kon fan la war a daje yëg ñeneen ñi mujj ña muy beneen bi mooy da ngay gis alquran di wax ni sullatun min al awalin wa xalilun min al axirin am na benn pàcc boo xamante ni yàlla moo ko décrété ci ñu jëkk ña te ñi ñoo war a texe waaye am na ñeneen ñu gën a néew ñoo xamante ni ñu ngi feeñaat nag ci mujjug jamono ci axiru zaman ci xeet wi la ñuy bokk moo tax ma waxoon la léegi ni la al islaamu bada ariban wa sa yahudu arib wa tuba lil uraba waaw gis nga islam diine ji mi ngi tàmbalee ci minorité te minorité lay dellu kon texe ñel na minorité bu néew boobu nga xamante ni ñoom ñooy mujj affaire yi mais gis nga aaya bii dafa yéeme bi nga xamante ni wàcc na am na saxaaba boo xamante ni mi ngi doon jooy metti si je me trompe pas Abu Bakr la wala Umar di jooy làkk ni ko ndax ñun li nu jaamu yàlla yépp dafa mel ni que xanaa ñun bokkatuñ ci nu mu demee nii affaire bi yéeme leen bi tontu ko ni que min adam ilayna sulla wa minni ila yawmil xiyaamati sulla wala yastatimmaha xatta sawdaan min raayatil ibil min man xaalu laa ilaha illa allah mu ni ko na li ko dalee ci man li ko dalee ca aadama ak fii umma la sulla la waaye li ko dalee ci man ba yawmal xiyaam itam sulla la beneen kuréel la waaye nag maa ngi lay xamal ni lii nag du mat mukk lu dul ca ña nga xamante ni moom mooy nit ñu ñuul ña waaw min raayatil ibil ci ñay sàmmkati gëléem ya mim man xaalu laa ilaha illa allah te ña nga xamee ni foo leen fekk rek ñu ngi tudd la kalimatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah waaw moo tax gis nga seen kalimatu laa ilaha illa allah ji sax moo tax ñu tudd leen leen laayeen ndeysaan que tubaab yi dee wax naan la laa ilaha illa allah c'est le cri de ralliement de la nouvelle secte waaw foo leen fekk laa ilaha illa allah ju dul jeex rek mi ngi noonu dafa leer lu ni fàng kenn du ko jeex fi mu
may mujjee nag moom mooy fi nga xamante ni comme toujours dañ ne alquran la ñuy wax duñ génnuñu alquran yàlla subhanahu wa taala pour wax la toujours moom mooy yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari yoon mooy da ngay delluwaat ba tey ci sourate sajda le pourquoi yàlla wax waat ni alif lam mim daa di wax alif lam mim zalikal kitab ni ko bile téere laa rayba fiihi amul sikki sàkk ba yàgg mu ne am yaxulu naftarahu wala bokk ñoom dañuy wax ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la inventé yàlla ni déet bal huwa alxaq min rabbika li tunzira xawman ma aataahum min nazirin min hablik laallahum yahtadun wala lii gars yi dañ ni ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko inventé yàlla ni déedéet ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur mu ni que lan mu ni que pour que tu avertisses un peuple à qui 1000 avertisseurs avant toi n'est venu lii moo yéeme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb Makka la nekkoon waxoon naa ko ci suuratu Yaasin ba mu feeñee foofa yàlla dani ko dama la fa yónni li tunzira xawman maa unzira abaa'uhum fa hum aafiluun yónni woon nañ leen ci ñoom ay ndaw waaye danoo sàggani diine ja nga xamante ni moom la leen joxoon yàlla ni que kon yónni naa la foofa ngir nga delloo leen à la raison ndax danoo sànku waaye mu ni que boo fa jugee dinaa la yónniwaat feneen te lii lépp même alquran la foo xamante ni yonent masu faa jaar fii nag damay def benn précision ndax parfois nga dégg benn waaye buñ la yonent bu ñuul sax amoon na nga ni ko lu tax mu ni parce que yonent yàlla Moussa dafa ñuuloon ndax yonent yàlla Moussa li tax ñu ni dafa ñuuloon mooy yàlla bi mu koy jox ay mu'jizaam dañu ko udxul yaddaka fii jaybika taxruj baydaa min ghayri suu jëlal sa loxo nga dugal ko ci sa poos boo ko génnee dana weex tal ci lu dul loraange ñu jàpp ni kon ka génne loxoom mu weex tal dafa mel ni kon dafa ñuuloon moo tax mu génne loxo ba mu weex non c'est faux der bu weex buñ ko waxee cela ne veut pas dire que nit ki dafa weex ba mel ni papier moo tax ñu koy wax ci ñun wolof parfois der bu weex wala der bu xonq ndax ki nga xamante ni weex na xees na bu jëlee loxoom dugal ci poosam génn ko mu mel ni benn papier bu weex boo ko tegee di nga xam ni ñaari couleurs yi wute na ñaari weex yooyu wute na yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam israiliyit la wa iz arsalna Moussa ila xawmihi israiliyit la Ismaïla dafa astafurlah comment dirais-je Firawna dafa jël coloniser waa bannu Israël teg leen ay coono yu méttee métti yàlla nam ma nag délivrer ki nga xamante ni mooy waa bannu Israël mooy wa nuridu an namunna ala allazina istud'afu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin yàlla ca noona la jël nag mbir mi permettre que mabba Firawna ma nga xamante ni moo nekkoon ca Égypte coloniser waa bannu Israël bu ko defee yàlla nag ca la dal di jële benn Israël yi ci seen biir juddoo ci seen biir yaroo ci biir palais bi daal di mabba ki nga xamante ne moom mooy nguuru Firawna te fii nag bu ñuy wax toujours je précise dañuy wax ci Afrique noire waaw waxuma Afrique bu weex bi ndax parmi les Africains il y a des blancs les Égyptiens les Marocains les Tunisiens mais je parle de l'Afrique noire moo tax damay dégg parfois man ko dégg ndeysaan ci groupe Jàmmalaay ayam New York benn soxna di ko wax muy wax ju ràññetlu bu doy waar bu yéeme ñu ngi koy nuyu sax damay fàtte ndeysaan ni mu tudd muy joxe benn anecdote ci benn waay bu doon xuloog benn naar xuloo ba la ko indi mooy dafa jënd ba pare mu war ko wecciwu ko maanaam naar bi dafa fàtte wecc waa ji ndax dañ doon waxtaan ba waxtaan bi yóbbu leen foo xamante ni waa ji fàtte na ni wecc woon na waa ji ba mu demee bay dem nag mu daldi ni ko dama bëgg nga jox ma sama weccet waa ji ni ko wecci naa la ba pare ñu werante mu ne ko wecci naa la mu ne ko wecci woomu ba yàgg rek Sénégalais bi dóor ci taabal ji daal di yuuxu ni ko barke Rasulullah wecci wooma mais lan la ko naar bi wax ni ko xalli Rasulillah bàyyil Rasulillah tuuma kaxle yéen da ngeen ñuul maa hindakum rasul amuleen yonent way na rasulukum ana seen yonent ba yàgg mu naan ko ana beewal wa rasulullaay beewal man dama weex te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rasulullaay dafa weex te da ngeen ñuul ana seen yonent kon bàyyil Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
nee na waa ji xamatul lu mu ko wax mu daal di koy sàgg. ma ne ko wax na ko dëgg parce que dafa weddi yonentam. Limaamu ñëw na ni la man la woon démb man a tey nga weddik te yàlla moo ne xeet wu ne yebal naa fa sama ndaw yéen seetu xeet wu ñuul ñu yónni leen seen ndaw ngay weddi ko. kon mi ngi noonu da ngay am gàcce ci kaw suuf waaw kon mi ngi noonu muy wax ju jàngat bu am solo bu doy waar. amaana fi ñu koy tëjee nag mooy gis nga li yàlla subhanahu wa taala doon wax parce que toujours waxu damay wax ni duñu génn alquran parce que moom la ñu bokk waaw duñ ko génn mais gis nga pour revenir gis nga yàlla foofu ci sourate Sajda bi daf ko ni dama la yónni ngir nga waar xeet woowu ndax ñoom yonenta masul jaar ci ñoom waaw dama la jox livre bi pour nga waar leen gis nga ndax yonenta masu faa jaar la'allahum yahtadun pour que ñu mën a gindeeku moo tax gis nga bàyyi lay amul woon aajo ci indiwaat beneen téere bu dul alquran boobu mu ko joxoon démb ba mu waaroon ci màkk moom la ko yàlla waxaat ni que moom laa lay bàyyeel nga waaraat ci xeet wi nga xamante ni moom mooy xeet wa nga xamante ni yonenta masu faa jaar yow laa fa yónniwaat nga dem fi ñu koy tëj rek mooy gis nga ba tey ci suratu Hadid alquran mooy wax ba tey du suñuy wax yaa ayyuha allazina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yàlla subhanahu wa taala jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla mu ne leen yéen ñi nga xamante ni yéen a gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla yamu ca mu ne leen wa aminu te ngeen gëm bi rasulihi ci ndawam li yow gëm nga ba pare mu naan la gëmaatal ma ci ndawam li di la jàjjat mu ni ko boo ko defee yuutikum kiflayni min rahmatihi boo ko defee ma may la ñaari pay ci sama yërmande yow ma ca wa yaj'al lakum nuuran tamsuuna bihi ma defal la lumière booy dox ci biir nit ñi wa yaxfir lakum ba pare jéggal la wallahu gis nga afurun rahim moo tax fii ndeysaan daf may fàttali la nga xamee ni moom la Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam defoon ndax ba nga xamante ni yóbbu nañ ko ca Makkatal Mukarram mu génn fa àddina ca Madina ñu denc ko gis nga desu fa ana akramu inda rabbi min an yutrakani fii qabri aksara min salasati ayam sama tedd nga weesu na sama borom ñu duma dugal ci suuf ma fay def lu ëpp 3 fan kon fu mu ne jug na te pourtant alquran moo waxaat ba tey ni aw man kaana maytan daal di lépp ni waa ki nga xamante ni dee na fa aqyaynaahu ma dundalaat ka wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fi naas ma defal ko lumière bu muy doxe parmi les humains nee na ka man masaluhu fi zulumatin laysa bi xaarijin minha ndax nee na yam na ak ki nga xamante ni dañ ko dugal dans les ténèbres de la terre mu toog fa te mënu faa jóg mais pourquoi alquran dinu wax ki nga xamante ni dee na ba pare yàlla ni ma dekkalaat ka defal ka lumière bu muy doxe ci biir nit ñi ka man masaluhu fi zulumatin laysa bi xaarijin minha kii dee na yàlla jël ko dekkalaat ka defal ka lumière bu muy doxe ci biir nit ñi mu ni ndax kii yam na ak ki nga xamante ni génn na àddina dee tam mënul dugg fa nga xamante ni fa lañ ko tëral alxuraan lépp na ko bu yàgg waaye nag gaa yi xamunu buñ koy wax naan aw man kaana maytan mooy ki nga xamante ni dee na ñu ni cela veut dire que mooy ki nga xamante ni amul xam-xam fa ahyaynaahu ñu dundalaat ko mooy ñu jox ko xam-xam wa ja'alnaa lahu nuuran yamshi bihi fi naas xam-xam boobu servir que lumière bu muy doxe parmi les humains kaman masaluhu fi zulumatin laysa bi xaarijin minha ndax yam naag ki amul xam-xam di dox ci lëndëm man leen mais yéen a ngi nax seen bopp yàlla waxul loolu yàlla ay arab yu leen nañ la nu wax ay arab la waxunu leneen lu la arab la waaja waxoon bi nga xamee ne yoon bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na di jàngale alquran bi mu leer nañ am keneen ku ko doon assister ñu yaakaar ni kooku li nga xamante ni fal moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci kooku la ko jële moom mooy xaanuunu almoravide les lois d'Almoravide ñun ñëpp jàng nañ ko ñu ni foofu la ko jële yàlla wax ni déedéet wala xad na'lam annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar xam nañ ni yéen a ngi wax ni kaka jàngal moom mooy benn mbindaafoon bu bokk ci almoravide yi waaye nag déet lisanu allazi yulhiduna ilayhi ahjamiyun la langue à laquelle il faisait allusion est une langue non arabe wa hadha lisanun arabiyyun mubin te lii nag c'est une langue purement arabe yàlla ay arabe la wax fii
kon bu ne awa man kaana maytan ndax ki nga xamante ni dee na fa ahyaynaahu ma dekkalaat ke dundalaat ke wa ja'alnaa lahu nuuran ma defal ko lumière bu muy doxee parmi les humains ndax yem nag ki nga xamante ni dee na te mënu jóg fu mu tëdd kooku limaamu alayhi salaam la ko yàlla defal moo tax mu ñëwaat dellu si doon lumière ba kenn mënu kaa foto di ko jàpp leeru kese la kon yemul ak lii nañu ko génne ci cadre bi waaw ngi noonu kon la ci yàlla teg rek mooy la tax ma def lii nag mooy li alaa ya'lamu ahlul kitab alaa yahdiru ala shay'in min fadlillah ngir que waa ahlul kitab les gens du livre xam ni amuñu benn pexe amuñu benn kàttanti li nga xamante ni maa ko dogal muy sama ngëneel man yàlla ndax ndal wa annal fadla bi yadillahi nee na ngëneel mi ngi ci loxol yàlla yutihi man yasha maa koy jox ku ma neex wallahu zul fadlil azim gis nga yàlla nag moom mooy borom ngëneel lu màgg gi te jox na ko Seydina Limaamu loolu kenn mën du ci dara waaw kon Sénégal Afrique am nañu intérêt dem lijjanti góor googu moo gën ñu koy boole ci ñi nga xamante ni mooy yu mel nii moom la mu wax leer na alquran layal na ko sunna layal na ko te gis nga fa ma koy mujj rek moom mooy la mu waxoon démb ni man maata walam yaarif saahibu zamanihi maata maytatal jahiliya nee na képp koo xamante ni sàggan nga ba dee te ràññeewoo sa sangub jamono nee na dafa mel ni yow day dee nga da nga dee ci jaahilit te bàyyi lay nag doon na wax ni ana saahibu zaman man maay sangub jamono ndax wa saydu hada zaman yaati kon mbir maa ngi noonu na ngeen dem lijjanti ko moo gën ngeen di jël di boole ay mbir yoo xamante ni bokkul léeg-léeg lii sax bu amee dafay tax nit ki mën a ràññee la nga xamante ni moom muy dëgg ak la nga xamante ni moom muy jaaxaan kon foofu lañ koy yemale allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa dahina bi da'watihi ila yawmi din wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu